jamono ji ñu toll nii ak mbas mi waratuñoo fekk kuy jaay ñam te takkul masque donc li ma lay ñaan mooy nga jéem a fexe dimbale ñu ñun ñëpp ñu ànd xeex feebar bi nga xam ne moom moo fi nekk donc képp ku fi liggéey na nga fexe ba fu mu toll nay takk masque. Papa, est-ce que mën nañu xam tey lan moo waraloon manifestation bi ngeen organisé fi. waaw li waral manifestation bi mooy cellule de riposte bi nga xam ni ay association mouvement ñoo organisé wu pour jóg pour xeex Covid-19 bi ci commune bu Gueule Tapée Fass Colobane ñoom ñoo jàpp seen i date ni dañu bëgg sensibiliser population yi ànd ak mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane ak service d'hygiène ak acteurs communautaires yi bàjjanu gox yi ndeyu daara yi ak délégué de quartier yi taxaw pour dem ci lieu public yi wax ak nit ñi may leen ay masque jox leen ay gel pour ñu xam lan la ñu war a mën a def ba génne Covid-19 bi fii di ci Gueule Tapée Fass Colobane donc taxawaay boobu moom la ñu am ñun en tant que collectivité territoriale population yi am ko donc looloo taxoon tey le 13 ñu ne dañuy dugg Gueule Tapée sensibiliser nit ñi dugg ci marché yi dugg ci bitig yi wax ak nit ñi seen biir kër pour ñu xam ni Covid bi mi ngi fii te bëri na Gueule Tapée donc loolu moo tax ñu ñëw taxaw pour mobiliser nit ñi. lan ak lan ngeen fas yéene joxe ci biir sensibilisation bi. waaw comme ni ma la ko waxee dinañ joxe ay gel déjà gel yi ak masque yi nga xam ni moom la ñuy joxe suñu partenaire ñoo ñu ko jox. donc avec l'appui des partenaires ñu jàppale ñu ay nit it de bonne volonté yi nga xam ne ñoo dëkk Gueule Tapée ñoom Kumba mën naa ci wax ñu bëree bëri ñoom ñoo indi seen i masques bopp plus de 4000 masques may ñu commune bi aussi indi na gel indi na ay masques indi na lu ne pour ñu jàppale population yi ci loolu. tey ñu ñëw fii Gueule Tapée fekk fi kii di jaay ndekki ñu bëgg ko xamal ne que moom fekk nañ ko sax mu takk masque di jaay bi ñu xamal mayaale nañ ko tamit benn gel boo xamante ne dina ko permettre képp ku fiy ñëw rek nga utiliser ko pour wan ko ni feebar bi mu ngi ci dëkk bi rawatina Gueule Tapée gii bëri nañ fi ay cas trop moo tax ñu ñëw tey jii pour sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom ci feebar bi nga xamante ni mi ngi lor suñu dëkk bi rawatina commune Gueule Tapée Fass Colobane tey boo ñu gisee tey dañu ñëw en masse ànd ak waa service d'hygiène yëpp ñu génn avec les imams les bàjjenu gox ak les délégués de quartier ñu ngi fi ànd ak tamit Ndeye Ñambour Alaaji Badou Gueye ak tous les conseils municipaux pour ñëw pour séddale masques yi. léegi sànq dégg nañ la nga fekk ko moom. muy jaay fii am na ay kaddu yoo ko doon wax. est-ce que mën nga ñëwaat ci kaddu yi waaw parce que kaddu yi ma ko wax mooy que ni dama ko fekk muy jaay nit te ki muy jaay takkul masque ma ne ko bu ñu la fekk tey lu mel nii nga koy def di jaay nit te toogu takkul masque dañ lay jëlee fii donte jaay bi sax mën naa ñàkk mais ñu xamal ko ni moom képp kuy ñëw di jënd fii da nga war a takk masque te mu def distanciation 1 mètre may nañ ko gel ak alcool gel pour mu koy toppatoo di ko raxasoo. ngir yàlla takk leen masque yi seen bopp ngeen di jàppale seen njaboot jàppale waale tamit ñi ngeen bëgg ndax feebar bi moom bu xasee ba dugg ci kër rek kër ga yàqu na waaw kon ku nekk war ngaa moytu sàmm sa bopp doon sa gendarme bopp loolu moom lañ leen di ñaan dimbali leen ñu rek li laay war a suuli ñu dugg nag ànd ak poste de santé bu service d'hygiène ak la sous-brigade d'hygiène de Dakar pour def mobilisation sociale jéem a ñaax nit ñi distribuer ay masques et puis waxtaan ak ñoom wax leen tamit li nga xam ne moom mooy njëriñu mesure barrières yi mooy ci biir kër yi ñu ngi dugg ci biir ERP yi maanaam établissement yi nga xam ne ñoom ñooy gën a recevoir ay public lu ci mel ni boutique yi lu ci mel ni restaurant yi ak lu ci mel ni boulangerie yi donc parce que dafa nekk lieu yoo xam ne ay lieu de rassemblement la donc il faut impérativement ñu gën a góorgóorlu ñaax nit ñi ci li nga xam ne moom mooy respect mesure barrière surtout le port du masque donc képp koo xam ne yaa ngi génn war nga def sa kéemtalaayu kattan ba takk sa masque fi mu toll nii daal ñun bëggatuñu gis koo xam ne yaa ngi dox ci mbedd mi te soluloo masque looloo tax tey nu xëy pour distribuer ay masque ci biir Gueule Tapée waxtaan ak nit ñi ñaax leen ci li nga xam ne moom mooy njëriñu sol masque bi ak respecter mesure barrières yi pour ñu mën a xeex feebar bi di coronavirus. waaw man Mamadou Gaye Touré major bu service régional des jeunes ñu ngi organiser benn activité de sensibilisation dans le cadre de la riposte du Covid donc affaire bi donc activité la boo xam ne dañ ko yàgg mbëbët première vague bi defoon nañ ko mais bii dafa parce que daf ñu dépassé ñu ne nañ mobiliser force yëpp toutes les forces de Gueule Tapée
que ça soit les acteurs communautaires, que ça soit la commune, que ça soit donc les leaders, les religieux, les chefs de quartier, tout le monde est convié à cette activité-là. Moi, nous organisons le 13 pour booster ce Covid-là en dehors de Gueule Tapée. Major, est-ce que bonne marque nga def ci suba léegi? Bon, il y a une mobilisation importante pour Gueule Tapée. Nous avons besoin pour gagner le Covid de Gueule Tapée. Les gens sont bien sensibilisés actuellement. Ils distribuent les masques, ils distribuent les gels. Les gens connaissent très bien cette maladie-là. Mais peut-être relâchement au final, peut-être une conviction. Mais amna yakar bi bi ci joggé ni dina respecter consigne. Ñu ngi koy def nak gis nañu service d'hygiène aussi tamit am ci taxaway bu am solo. Voilà. Di def li nga di dugg ci biir restaurant yi. Di sensibiliser nit ñi. Vraiment ñu gis ci ben résultat ci diggante suba ak léegi. Waaw, lolu plan d'action bu ñu établir la avec la sous-brigade d'hygiène. Man mi may gérer infirmerie poste de service d'hygiène, poste de service d'hygiène, poste infirmerie service d'hygiène bi man ma koy gérer en collaboration avec le chef de la sous-brigade lieutenant Seck. Ñu nañu liggéey ak wa commune bi, liggéey ak communautaire bi, booster hors de Gueule Tapée ce Covid là. Donc amna yaakaar ne yalla na ci may ndam. En tout cas Major taxawaay bi ngeen am tay face fii Gueule Tapée bés bu ngeen ko amee face encore Colobane am nañu yaakaar ne feebar bi dina wàññeeku. mais ñun lañ commune bi lañ ci nekkal commune bi lañ fi nekkal même ñoom bu ñu ñëwee sax ñun dañuy def activité bi am na plan d'action yoo xam ne mi ngi ñëw ci kanam vous verrez que les résultats vont tomber inchallah rabbi. waa activité bi ñu ngi koy doog a démarrer ndax gis nañu li nga xam ne district sud moo ñu ko jox comme information que deuxième vague bi vague meurtrière la te chaque jour ñu dégg ne am nañu cas positif Gueule Tapée am nañu cas positif Gueule Tapée am nañu cas positif Fass ak cas positif Colobane looloo waral ñu jug ne temm nañu def benn cellule de riposte au niveau de la commune xool organisation yi fi nekk yëpp di ci mel ni association yi bàjjanu gox yi délégué de quartier yi ndeyu daara yi ak service d'hygiène bi nga xamante ne mi ngi logé fii si suñu commune ànd ci ak le lieutenant bi nga xam ne moo yor wàllu hygiène bi ak le major Touré mi nga xam ne wàllum santé bi moo ko yor foofu ci service d'hygiène ñu ne nañu ko def cellule de riposte sensibilisé par la Covid-19. mais boo ko xamee te takkoo ko nag. ah déet garaaw na garaaw na waaw takkal moo la ñu waxtaan njaatige takkal moo la ñu waxtaan takkal ba pare ñu waxtaan tuuti léegi mën nañu échanger ñaari kii xam nga yow responsable ku la gis xam ne buñ doon jox fii kilifteef ci kenn mën nañ la ko jox ndax yow war nga mën a nekk personne morale boo xam ne boo waxee fii nit ñi dégg la li ñuy xeex nii même bu dul dara xam nañ ne wér-gu-yaram moo war a jiitu ci lépp ku ko amul doo nappi ku ko amul doo jaay sa mbokk sax bu ko amee mën na la yàqal ndax li nga waroon xëy jaay mën nga ko déplacer dem di ko seeti te temps bi ça coûte cher ndax jot moom mooy lépp si la ñuy mën a defee régler suñu li ñuy régler yëpp pour ñu xeex ko nag lii mesure barrière yi rek xam nañ ne feebar bi loolu moo ko. loolu moom vérité la moom. léegi nag. mesure barrière application la. sa mbos léegi la ko ci léegi bi may naan café laa ko ci bëgg. comme niñ ko da ngeen ku la bett mën la. waaw fi ma naanee ba pare. si ngeen agsi loolu moom nangu na. ma mënee sam biir nekk la. jërëjëf. ana Papa Ndoye la Papa waxee bu toogoon fii. waaw léegi leen doon waxtaan si benn boy bu nekk sama kër man. daf fay ñëw di wax na affaire bi amul. di wax ba maa ngi tëdd sama néeg. mais mënatuma ko digérer ma ne kii xaama jug. dëgg ma ñëw fekk ko fi mu toog du ma wax tur nag. parce que dañ ma dékk micro. ma ñëw ne ko diw mu ne ma ne ko yow de doo père de famille. dëgg la parce que kër gi amaana na am na ñoo xees am na ñoo am feebar nëbb ka. léegi ngay wax lii suñuy doom génn ci mbedd ma. dem bañ a takk masque. jëli ko ñëw indi lor ñu nekk ci biir kër gi. kon yow doo responsable. billaay wala tale. maa ngi xuloo ma fi ñu bari ndax affaire masque yeeg yooyu. yàllaa ñu tiim bul découragé nag. yàlla tere. waaw bul découragé léegi. man nag damay liggéey ci Covid bi bokk nag ci commission bi nekk nag ci biir Gueule Tapée Fass Colobane lépp luy xeex Covid rek ci lay dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg su may nelaw sax damay takk masque man commune bee ma ñor na fi feebar bi rek jógee. sa kàddu gu mujj yaa ngi waa Fass ñu ngi leen di xaar ak Colobane. waaw waa Fass ñoom ñu ngi préparé pour le 20 waa Colobane ñu ngi préparé aussi pour le 27 suñ ci jógee aussi ñu xool suñu commune yi nga xamante ne ay doomu ndey la ñu mel ni commune Médina ak commune Fann point amitié ñu def comme ñun ni ñu def ndax feebar bi jóge si ndaxte ñun ñoo dëkkoo booy dugg biir commune Gueule Tapée foog nga jaar Médina kuy dugg Gueule Tapée aussi wala ngay génn foog nga jaar Fann donc il faut que feebar bi nekk benn mobilisation communautaire pour que feebar bi jóge fii ci Dakar. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Yacine. waaw ñu ngi kontaan Aziz yow di kontaan si Médina TV nalaw ca kaw ca kanam.